doom bu jigéen boo ko yoree ba mu am 15 ans 16 ans ba dënn bi commencé formé mu commencé di dugg pré-puberté da ngay xëy solol ko ba mu rafet nga ni yaayam dama ko yóbbu mu nuyu ji ay bàjjanam boo demee ba àll ba nga gas ba mu xóot lool nga ni ko may ma loxo mu may la ma loxo nga xëcc ko mu dugg ci biir nga wutoog moom suul ndeysaan Omar ibnu Xattaab benn bés dafay tukki ba ci yàgg mu waaw benn bés dafa toog ba ci yàgg mu jooy ba ci yàgg mu ree mbaa mu ree ba ci yàgg mu jooy saaba yi ne ko waaw sëñ bi yow leeralal ñu lii kat dafa gaaw mu ne waaw dama xam ni ak kéeféer a metti bi ma nekkee ci jamonoy kéeféer dama ma sa tukki benn bés jël sama benn yàlla defar ko yàlla bu rafet ma boole tàndarma ak mburaakeek lépp ak lem defar ba mu baax muy sama yàllay voyage ma dem nag yore ko sama mbuus ñu dem di dem ba war a yendu ñu yendu ma jékki-jékki xiif dab ma maa ngi génn yàlla gi de di ko jaamu rek ba ci yàgg ma ni waaw man de xiif naa mii xel ni ma waaw yàlla ji te ngaa mos loxo bi rek nee na ma lekk loxo benn loxo droite bi nee na mu cukkar ma lekk loxo gauche bi mu tukkal ma xamp bopp bi daal di lekk yàlla rek naan sama ndox te di nelaw looloo ko reetaan loo nee na beneen li ko jooyloo nag mooy suul na bi mu nekkee ci kéeféer fukki doom yu jigéen ak juróom-ñett wad ul banaat wa idal mawudatu suilat bi ay damin qutilat moo tax yawmal qiyaamati ñooñu suuleen seen doom yëpp donte lu jiitu lislaam la te lu jiitu lislaam la ndax lislaam da koy tere ji dinañ ci egsi léegi ku ci ne sa doom dina la téye poñe la ne la bàyyi lan laa la defoon ba nga suul ma may dund su ko defee le statut de la femme dans l'islam ñëw nag lan la indil jigéen manzilatul mar'atu fil islam mar'ati fil islam lan la indil jigéen a am chance yàlla wàcce diine ji toll ni l'islam yónni Seydina Muhammad muy kànneefam xayrul xalaa'iqi ala al-itlaaqi ki gënal yàlla ci mbindeefam yépp ñi jiitu ak ñi mujj mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam sunu maam ji ci teewaan mi ngi koy wax wa ma xalaqa arrahmanu shay'an li nafsihi siwa sayidin mahmoudi wa habibu maam Maodo Malick mi ngi koy wax yàlla li mu bind yëpp soxlawu ci lenn lu dul kenn Seydil Mahmoud koo nga xam ni c'est le seigneur de toute l'humanité c'est le loué c'est le paraclet muy Muhammad sallallahu alayhi wasallam maam borom Tuba dina ko feelu raamal wara nay la fadlin musri'ina lahu wal fadlu inda rasulillahi qarra'u kii yàlla bind muy Seyduna Muhammad ngëneel gépp la ko wékk ku bëgg ngëneel demal ci Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam moom la sama sëriñu maam Cheikh na Cheikh Saad bu feelu moom it ni yàlla bindul kenn ku ko gënal sama maam rasulullahi wa huwa al muraadu min jamii al xalqi wa huwa al mukarramu bi izzi sabqi li yàlla bind yëpp nee na moom la ci doon wut li xale yi naan yow laay wër loolu la yàlla doon def Seydina Muhammad te waru ko c'était son intention ñu ni kon li tax man leen sànq jigéen moo am chance awalu man istaslama ala yadi sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam inda badi il waxyi amraatun tusamma bi xadijatin bint xuwaylidin xadijatu bint xuwaylidin radiyallahu anha zawjatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ummu abnaihi kanat zaima min acdami nisaai quraysh kathiratul maal wal jaahi waaye ki ci jëkk jàpp jëkk koogam mooy jigéen yéen lu ngeen def ci lislaam lu ngeen def war na
ndax bi mu wàccee bés tàq dafa juddu léegi rek léegi ngeen dugg. La première militante dans l'islamisme c'est la femme, la première militante. waaw Khadijatu moomu saadat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi daawati ila l'islam wa qaamat bi dawrin min jiddan fi badli maaliha wa daawati nisaai makkata ila l'islam. bi nga xamee ne yàlla yónni na Seydina Muhammad mu jógee ci xaari Xiraayin ñëw ak coono boobu ak li ko topp leeru Jibril ak leeru alquran ak leeru l'islam li ko toppoon dafa bari. daanaka dafa meloon ni ku sibbiru ñëw song Xadijatu ñëw tëdd uufu ci moom. bi nga xamee ni dem na ba dal loolu débat la dafa ne ko Xadija mu ne ko naam mu ne ko man yonent la yàlla ma yónni. dooma gëm mu ne ko gëm naa la. mu jiite ko ñaari raka, la première militante mu jiite ko ñaari raka. du ngeen ma ni fu mu jëlee ñaari raka yooyu ndax Seydina Muhammad mi ngi door a ñëw ma su la julli avant loolu. kon am na fu mu jëlee ñaari raka yi bi nga xamee ne mi ngi ci xaari Xiraayin di kaana yata'abbadu fii qiila bi dikri wa qiila bil fikri moom nga doon jaamu yàlla daal. falammaa qarabat ayyaamul wahyi bi nga xamee ni prophétie bi jege na ko yàlla da ko yebal muy dugg xalwa foofu waaye foofu mu duggoon xalwa yàlla da ko baaxee woon mu daan jaamu yàlla ci di invocation di tudd yàlla mbaa muy def méditation transcendantale day jëkk di bil fikri di xool création bi asamaan suuf garab yi naa maa xalaqta haadaa baatilan ki bind kii yow daal yàlla bili bindoo ko ci naxasaay rek ak caaxaan. ba bésu altine le 24 le 22 du mois du Ramadan ci la Jibril alayhi salaatu wa salaam wàcc ci moom fekk ko ci xuntu yi daal di koy nuyu ñu ko salaamu aleyka ya rasulullahi. mu tiit nag ba mu ko waxee loolu ndax mosu koo dégg kay lu dul ci ay garab ak xeer waaye da ko daan nëbb. waaw ba ko Jibril waxee nag ci la jóg tiit nag bëgg a terteri Jibril xëcc ko daal di koy bës nekk ko bu mu sonn mu ni ko iqra mu ni ko man ana bi qara'in man mësuma jàng mënuma jàngloo mu ni ko kay iqra bismi rabbika ton Seigneur t'a ordonné d'apprendre. Apprends. iqra bismi rabbika alladi xalaqa al insana min alaqin iqra wa rabbuka akramul ladhi alam. donc wàcce nañu ci moom l'islam wàcce ci moom alquran waaye bàyyiñ ko foofu da ko wàcce minal jabali ila lard da ko wàcce jële ko ci kaw wàcce ko ci suuf mu daal di kët di suuf si fa nabaat aynu maa in ndox daal di ball fa tawaddaa Jibril jàpp jàngal Seydina Muhammad ni mu jànge fa salla bihi rak'atayni jiite ko ñaar raka ni ko salaatu ko hakada. kon na ngeen jàpp ni ci l'islam bi mu wàccee la alquran wàcc bi alquran wàccee lu julli wàcc. l'islam bu yemoon foofu rek shukran bu yemoon foofu rek mët na. waaw mu ni ñu teg ci ni Xadijatu moomu était très riche bari woon alal. c'était une opératrice économique à la Mecque. ñëpp wekk ko ndax noblesse am waaye ñëpp wekk ko ndax ñama liggéey ak alalam ju bari ji. bu leen fàtte ni Seydina Muhammad employé am la woon. waaw beneen jigéen boom bu jara tuddit muy Sumayya aslamat hiya wa zawjuha wa abnaiha وابنها حتى عذبت عذابا شديدا وقتلت بسبب إسلامها. Soumaïa, la première martyre ou le premier martyr dans l'islam est une femme en la personne de Soumaïa
keroog ba mu tuubee mook borom këram ak doomam Abu Jahlin dafa mera ba da koo yeew écarté le ko ni ko weddil te nga saaga rasulillahi sallallahu alayhi wasallam mu bañ da koo jam ci kanamam ak xeet noonu la ko reyee kon ba tey l'islam bi mu ñëwee jigéen da cee jëkk a jàpp jëkk cee joxe bak alalam waaye jëkk cee joxe bakkanam moo taxit bi nga xamee ni l'islam daw na lu yàgg nazala al quran zamanan tawilan al quran di wàcc nag waaye di tudd góor ñi rek tuddul jigéen ñi ne ñun diine ji ñu joxe sunu alal jëkk cee dugg joxe sunu bakkan wax dëgg yàlla lan moo ci sunu statut daal di dem def délégation bu rëy dem ci Seydina Muhammad ni ko ñun dañoo gis alquran di wàcc rek lu ci wàcc góore te kenn gisu ci dara lu jigéene yàlla ni Jibril dawal kat jigéen ñi elles ont raison boo demee ni leen man yàlla réagir naa leen jox leen statut religieux manzilatul mar'atu diiniyatu muy lan inna al muslimina wal muslimati wal muminina wal muminati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashiina wal khashiati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was saimina was saimati wal hafidina furujahum والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما فجعل لهن منزلة في الدين يساوي منزلة الرجال jigéen ñi am fulla def délégation rek dem song Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko nag vraiment da nga ciy wax ñu xam léegi ndax yàlla dafa namul dara ci ñun ëllëg mu ne ko kay yàlla nee na en vérité aux musulmans hommes et femmes aux croyants et aux croyantes aux pieux hommes et femmes à ceux et à celles qui sont sincères dans leur foi à ceux et à celles qui sont constants dans l'épreuve à ceux et à celles qui prient avec humilité à ceux et à celles qui pratiquent la charité à ceux et à celles qui observent le culte du jeûne, à ceux et à celles qui préservent leur chasteté, à ceux et à celles qui invoquent fréquemment le nom d'Allah, à tout cela, Allah réserve un pardon et une immense récompense. muy lan innal muslimina na ko góor ñi way gëm yu jullit yu góor ñi wal muslimaati ak ñu jigéen ñi ñi ragal yàlla ñu góor ñi ak ñi ragal yàlla ñu jigéen ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla gëm gu dëggu ci góor ak jigéen ñi nga xam ne dañuy muñ te yàlla tax ci góor ak jigéen ñi nga xam ni bu ñuy julli dañuy ànd ak dal ak ragal yàlla ci góor ak jigéen ñi nga xam ne dañuy sarxe guddi ak bëccëg suba ak ngoon te li ñuy sarxe am valeur ñu muy lu ñu bëgg ci góor ak jigéen ñi nga xam ni dañuy woor te yàlla tax te bu ñu woor dañu rafetal koor gi ñi nga xam ni ci góor ak jigéen dañoo moytu sàmm seeni cër ñi nga xam ni dañuy tudd yàlla fu ñu toll ci góor ak jigéen yàlla nee na ñooñu man maa yore seenu jéggal te maa leen di neexal bu rëy yowmal qiyaamati foofu dinaa taxaw tuuti ci wa daakirina allah kathiran wa daakirat sayduna Muhammad nee na afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illa allah sayduna Muhammad nee na lu ma mës a wax maag yonent yi ma jiitu yëpp li ci ëpp doole mooy la ilaha illa allah
laa ilaha illallah nag wolof mënu ko laa ilaha illallah lay wax c'est une suite de négation laa ilaha illallah une suite de négation la ah laa ilaha illallahu ku ko waxul doo jullit boo du te moo tax li tax julli baax mënoo julli te waxoo ko mënoo da foog nga ne allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah mooy la profession de la foi nga yeesal sa l'islam moo tax à chaque heure de prière nit ki yeesal na islaamam ndax shirk bi bokkaale bi dafa bari ci àddina bari surtout Sénégal da ngay def sa sëriñ muy sa yàlla mbaa nga bëgg sa soxna ba mu gënal la yàlla bëgg say doom ba naka la lay gënale yàlla mooy heure yàlla ak recommandation yàlla day jëpp nga nekk ci sa soxna mbaa sa doom mbaa sa liggéeyu àddina ba bàyyi yàlla ni nanguwuma dara jiitu ba tax na lu ngeen ma boolul lu ne ma bàyyi leen ak loolu vous me devez tout et je ne vous dois rien du tout ngelaw lii rek ñuy noyyi oxygène bi bu ñu yàlla sampaloon compteur ni à la fin du mois dinaa leen jox facture musuba dal ñu ngelaw li rek ndeysaan waaja benn waa dafa feebar nag na ñëw bu ko hôpital ñu ne ko yow góor gi il faut ñu samp la oxygène waaw ñu ne waaw mu pare ñu samp ko bu pare ñu indi ko facture bi 500 000 mu jooy ñu ne ko góor gi yow ni nga milliardaire bari xaalis ngay jooy nga 500 000 mu ni doom jooy ma ngir loolu de dama xam ne ba ma juddoo ba léegi xoolal yàlla li ma noyyi ci oxygène am bii te sampalu ma fenn compteur bu ma joxoon facture kon may def yéen 2 heures de temps laa def ak yéen ngeen jox ma 500 000 ah kon ngeen jàpp leen ko lii dootul waxu professeur dootul waxu sax conférencier waxu sëriñ la ak taalibeem góorgóorlu leen ñi ko dul def lu mu bon bu ngeen xëyee ku ci ne na def junni laa ilaha illallah ku ci ne laa ilaha illallah boo koy def nag man maddaha taazuman tukaffiri 7000 min al kabairi saa yoo ne laa ilaha illallah xëcc ko yàlla ma effacé na la juróom-ñaari junni péchés capitaux xam ngeen les péchés capitaux comme rey nit comme moy comme sàcc comme et cetera ñaar fukk lañu ak benn waaw